mbokk yi jërë ngeen jëf rafetlu seen ànd ak rajo Futurs Médias benn waxtu jot nañu jukkil leen xibaar yi li ci gën a fës kuréel gi ñu duppee ñoo lank ñoo bañ seen i manifester bi tiki tey ji ci ngoon ca place de l'Obélisque la ñu koy tàmbalee dem ba ca rond-point RTS yokkute njëgu courant bi daal la ñu ne na dañ ñu mu gën a gaawee manifester bi nag préfet bu Dakar nangul na leen ko beneen ab manifester ëllëg ci samedi gi ñi ko woote nag ne mbëbës moo leen tax a jóg li ñu bëgg moo di ñu tëj mbëbës wa ila ñu jëlee ko fa ñi lépp xaalisu DER di délégation de l'entrepreneuriat rapide te fayuñu wala boog fayaguñu booye boo xam ne autorité yaa ngi ci seen i tànk jëwriñ gi ñu dénk koom-koomi réew mi moo ci yëkkati kàddu artu leen daa ngeen dégg Amadou Hott ci biir xibaar yi séddale ñi nga xamante ni séddale gi ñuy séddale intrants agricoles yi kuréel gi ëmb béykat ya ca Saalum ni mafia moo ko lal ba tax na ñoom ñuy sàkku ci nguur gi mu jël ci ay matuwaay lu nu bëgg ñoom béykat ya moo di ñu teg ay daan ñi nga xamante ni ay responsable APR la ñu te jot ci mbir mi Maître Madické Niang ci déclaration bi mu def sànq ca Touba nee na parti politique bi mu bëggoon a taxawal daal teg na ko ci suuf waaye loolu rek la waxul ndax dafa bàyyi politique am déet lu mu ci yokk moo di ne xalif général des Mourides la nekk di déglu fu mu ko wax xoolal fii daal fa lay teg gëtam ci xibaar yi daañu dem ca Baara nekk ca Gambie fa la gaal gi yeboon ay migrants yu doon dem ca Espagne te mujjee suux fële ca Mauritanie bàyyeekoo woon ña ca rëccee nag dëkk ca Gambie di indi ay seede ci coono gi nga xamante ni dund nañ ko ci géej gi te ba tey taxul woon sax ñu génn Afrique biti réew soxna Naata Mbaye nu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Barthélémy. acca li ci gën a fës. bokk na ca Algérie am njiitu réew bu bees Abdelmajid Tebboune lay wuyoo moom nag ñu tabb ko ci pàcc bu njëkk ba képp mu am téeméer boo jël ca xob yi juróom fukk ak juróom-ñett yaak lu ca topp dinañ ci indi ay leeral ci kanam tuuti beneen réew bu amagul njiitu réew bëgg ko muy Guinée-Bissau seen ñaareelu pàccu élection 29 décembre lay doon ñaari candidat yi nag fas yéene soobu week-end bile ci campagne électorale ba muy Domingos Simões Pereira ak Umaro Sissoko Embaló ci Mauritanie gi am na benn proposition de loi bu fas yéene jur coow wala sax nag fàttali mbir mu tiis munu dundoon benn parlementaire moo bëgg assemblée nationale voté ab loi ñeel commission vérité et réconciliation ci xew-xew yu fa amoon diggante 89 91 diggante Sénégal la woon sax ak Mauritanie. soxna Naata Mbaye yaatal gi ci kanam Cheikh Tidiane Diagne nu ngi laa nuyu. maa ngi laa fay Barthélémy. aywa li gën a fës xibaar yi neel tàggat yaram. wàllu football danañ ko daal di waxtaanee ak deuxième journée championnat bu Ligue 1 danañ ko daal di door niki ëllëg am ñaari jongante yi nga xamante ni daal jàpp nañu ni moo di attraction bi benn bi diggante Jàmbaar bu Saly ak Casa Sport bu Ziguinchor ba ca des diggante Jaraaf bu Dakar ak ñi di waa AS Pikine mbirum Sadio Mané danañ ko daal di waxtaanee ndax jamono gi ña ngi koy tàmbalee di ko wax ni Sadio Mané boobu mooyul dana wutali foofu la ca Paris Saint-Germain ndax jot naan déet tontu doyen Abdoulaye Diaw ci gile journal da ngeen ko jot a déglu itam dañ daal di wër championnat yi nga xam ne ñu koy amal ci biti réew di bu France jàpp Angleterre Allemagne Italie ba ca Espagne. jaatal gi ci kanam Cheikh Tidiane Diagne li ci yéen kaay daañu ci ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye gis-gis ak RFM tey ñuy waxtaanee xayma gi ñeel woote gi député yi doon woote budget bu Sénégal jeex na ni ki démb ci njeexitalu xibaar yi lay doon Aliou Ba moo faree ci machine yi. ñoo lank ñoo bañ seen manifester bi ni ki tey ji ci ngoon la ca place de l'Obélisque la ñu koy tàmbalee dem ba ca rond-point RTS. yokkute courant gi ñu daal moo leen tax a jóg di ko ñaawlu bëgg daal mu dakk nu mu gën a gaawee manifester bi nag préfet bu Dakar daal dina ko autorisé beneen ab manifester ëllëg ci samedi gi waaye ñoom ñi leen tax a jóg ñoom ñiy manifester ëllëg moo di mbalit boobu ca Mbëbës la ñu bëgg ñu lijjanti ko Mbëbës ca boppam ñu tëj ko wa ilaa ñu toxal ko nu mu gën a gaawee ñi bokk ci ñaari collectif yooyu lee ñiy marche tey ak ñiy marche ëllëg tey ñoo nekkoon gan ak RFM matin Georges Déthié Diop. démb collectif bi woote ngir nit ñi màbb fekk si leen ci seeni manifestation tey nag Fadel Barro bu Y'en a marre gëm na ne te wax na ko ci RFM sénégalais yi daañu ñëw wuyu leen ngir bañ yokkum courant bi ak itam exiger ñu libéré Guy Marius Sagna ak i àndandoom. alalu réew mi fu mu waroon dugg fa ba mu dem ba jéggi dayoo ba tey jii xamatuñ nag fu ñu jëm ñu bëgg ko jël teg ko ci ndodd askan wi bugg a yokk seen courant bi loolu moo waral ñu ne leen ñoo lànk man maa ngi am yaakaar ba léegi Sénégalais ndax bu ñuy jóg askan yëpp a yem bu ñuy jug daf lay bett bu ñuy jug ñun ñii sax di nga xam ne ay entrepreneurs sociaux lañu danañ ci jug di wax gars yi dañ def ne activiste lañ ñun dañ ci bastu àq rek mais xeex bi xeexu Sénégalais yi la parce que tey kër goo fëgg ne ko loo xalaat ndax attan nga payum courant bi mu ne la déedéet kër goo fëgg ne ko attan nga payum courant bi mu ne la déedéet kon ñëpp la concerné problème mu Mbëbës bi Sénégalais yëpp dañ ci war a jàpp mobiliser wu taxaw bañ ko def rek waa ñi nga xam ne ñoo dëkkee Barrow ay commune Malika ak yooyu. mu nar a doon ab rassemblement pacifique bi nga xamante ne Fadel Barro fas yéene na cee bokk
mu fas yéene amee ca décharge bu Mbëbës waa Malika ak li ko wër bëggatuñ di dëkk ak mbalit ma mi nga xamante ne baaxul ci seeni wér-gi-yaram baaxul itam ci environnement bi Mamadou Fall Malcolm moo di njiital bu collectif pour la reconversion de la décharge de Mbëbës. taxaw buntu Mbëbës ñun ñëpp waxandoo benn wax ne Mbëbës dafa tëj Mbëbës basta dañoo bëgg Mbëbës dégage dañoo bëgg Mbëbës sonal ñu loolu lañ bëgg a def incha allah suñu acte 1 bii du fekkee ni dégluwuñu incha allah dañuy def acte 2 cette fois ci du ñu defee le 14 du fekkee amul saafara incha allah ñi ngi ñëw acte 2 lu ñu gis nag ñun la waaw lu ñu gis nag ñun la. ndaje mi fas yéene am ëllëg bu 15h jotee ñi ko organiser nag di xaar juróom fukki junni nit gën kaa néew. laata ndajem ëllëg bi am na beneen ab ndaje niki tey jii mu di manifestation waa ñoo bañ ñoo lànk niki tey ji ci ngoon la ci banlieue bu Dakar nag ñu bëri nee nañu daal daañu ñëw ca place de l'Obélisque manifester ci wetu ñoo bañ ñoo lànk ndaxte yokkute courant bi doonut loo nga xamante ni attan nañ ko ci seen i ndodd Salif Sow ci benn buntub agence Senelec ca Géejawaay fa la dajook ñoom. Babacar Xuma ci agence Senelec bu Géejawaay bi la génnee. maa ngi ñëwoon léegi doon fay sama facture. manifester ngoon gi ngir kaas yokk ga ñu yokk njëgum courant bi nee na ku ko fa dëgg ne ko massa. Évidemment marché bi moo tax sax ñun ñi ñëw di anticiper parce que pour fay suñu facture mais lépp ñëpp la touché. Omar Diallo bitik la yore unité 2 bu Parcelles Assainies la ko tijji moom tamit nee na dina jël oto dem Colobane. marché bi moom wax dëgg yàlla ñëpp ci war a bokk. sama gis-gis quoi. parce que dafa am yoo xamante ne aussi. dafa ëpp. mu wuuteeg ñoom ki nga xamante ni moom mooy Padja ëpp na juróom-benn fukki at à la retraité bile nee na Colobane kenn du fa gis takkandeeram waaye xolam ak xelam yépp nga fa lu ëpp tuuru la wax. ñu fay dem wax dëgg yàlla li ñuy ñax ñëpp lañ koy ñaxtu mu ne maay fayal sama bopp aw ma soutien parce que aw ma doom buy liggéey ba mu mun ma fayal sax. beneen à la traité boo xamante ni facture courant am nee na dafa jóge ci benn dem ba ci ñaar fulu mooy kaas nii moom mooy ki nga xamante ni moo njëkkoon a wax sànq. yàlla xam na ne dama fay ko léegi sama pension ma mujj ñëw obligé ñëw fay parce que lii moo facture bi ma fay mosuma koon fay man maa ngi doon fay ay 15000 léegi maa ngi 26900 maanaam c'est le double laa fay. ku mu jël kàddu gi soxna la maire la moom tamit nee na yokkum courant bi mënu koo comprendre te saf na sàpp ci moom. waaye yokk bi de wax dëgg yàlla kon ci di wàññeeku ñu wàññi ñu jël de ñu néew ji doole yi ku ñu wàññi ñu jël wax dëgg yàlla. courant bi yokk gi moo tàngal xol yi fii jël xel yi yóbbu leen ca Colobane ngir manifester ngoon gi. les gens sont surpris parce que xam nga lan la affaire bi neexul ñëpp la touché. Salif Sow Guédiawaye ngir rajo Futurs Médias. affaire bi neexul ñëpp la laal mu di kaddu ñooñu nga xamante ni Salif Sow waxtaan na ak ñoom doon naa leen ko junj ci bopp xibaar yi ñi lépp xaalisu DER délégation entrepreneuriat rapide. te fayaguñu wala bokk fayuñu boye boo xam ne autorité yaa ngi ci seen i tànk jëwriñ gi ñu dénk koom-koomi réew mi nag moo ci yëkkati kàddu artu leen nee na képp koo xamante ne jël nga xaalisu DER daal danga ko fay ci nii wala ci naa Amadou Hott ñu teewlu kook Amadou Sabar Ba. rapide nag ak simplifié dafay ànd nag ak rembourser sa bor. ce n'est pas parce que dafa gaaw que dañoo simplifier procédure yi. ne da nga koy jël rek nga toog def ci li nga ciy def après bañ a rembourser. DER nag ay prêt lay def du maye du don donc ku ko jël na nga liggéey bu baax def sa projet mu réussir nga rembourser donc daal loolu mooy li nga xam ne loolu la ñëpp war a def ndax initiative bi mën a impacter mën a njëriñ askan bi parce que soo jëlee remboursé woo ñenn ñooñu rek ñoo ciy am ñeneen ñi duñ ci am te jeunes yi nga xam ne ak jigéen yi nga xam dañ leen war a jàppale macha allah car danoo bëri donc ñu ngi ñaan ñëpp na remboursé bu remboursé moom da nga am DER moom xam naa ne du la bàyyee noonu ak Amadou Sarr le ministre délégué général mu fi toog je pense que waxoon na lu jëm ci 4P du ma ci delluwaat parce que loolu leeroon nañu foog naa. waaw mu ngoog leeroon na nañ di kàddu yi ministre Amadou Hott di jëwriñ gi ñu dénk koom-koomi réew mi kàddu yooyu mu ngi ko yëkkati niki tey ji ci suba ci bi nguurug Sénégal di xaatim ab convention digganteem ak banque africaine de développement lu toll ci $40 milliards ak benn ak li ko ëpp sax ci benn phase bu njëkk projet bi nga xamante ni moom la ñu duppee projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales su ñeel jigéen ñeek xale yi. wàññite gi ñu nemmeeku ci njëgu saaku 50 kilogrammes farine boulangerie yi fi mu ne nii nag jaratul 17 000 lay jar maanaam daal wàññi nañ ci lu toll ci 700 francs CFA loolee nag depuis fukki fan ak ñeent ci weeru octobre la ca Fatick conseil régional bi saytu wàllum ñi nga xamante ni ñoom ñooy yëngatu ci conseil régional bi saytu wàllu way jëfandiku yi. amal nañu ko fa nee nañu nag njëgu mburu mi daal
dañu koy méngaleek bu Dakar maanaam daal li Dakar di jaay mburu loolu la Fatick di jaayee te dana am ay contrôle yoo nga xamante ni daal dañu ko jëf ci terrain bi Aminata Goudiaby. conseil régional de la consommation bu Fatick nag ndaje bi dañ koo def gannaaw ba ñu wàññi njëgu farine boulangère bi ci weeru octobre bi ñu weesu ca Dakar gannaaw nag ba ñu xayma prix transport bi ak itam manutention bi ci le commerçant autorité administrative ak itam consommateur déggoo ci prix yu bees yi nga xam ni moom la ñu fas yéene appliqué fii ci région bu Fatick Babacar Diouf moom mooy chef service régional bu commerce bu Fatick. bi ñu defee liggéey ba pare lu jëm ci farine de blé bi de type 55 retenir nañ pour département de Gossas ak département de Fatick ñu jaayee ko 17 640 et au niveau du département de Foundiougne ñu war ko jaayee 17 760 francs. ngir rek fexe ba commerçant yépp jëfee prix yu bees yi ñu ne daañu amal ay contrôle yu bëri te képp koo xam ne itam jëfewoo ko yoon dina dal ci sa kaw. ñu mën ko appliquer lu ñu mën def mooy contrôler ko au niveau des grossistes pour la farine au niveau des boulangeries pour ce qui est du pain ak ñeneen ñi nga xam ne ñooy revendeurs yi muy boutique ak yeneen yi léegi application boobu tamit dañ ci ñaax population bi ñu jàppale ñu ci contrôle bi. Adjoint du gouverneur de Fatick chargé du développement di El Hadj Sémou Diouf di sàkku ci boulanger yi ñu affiché prix yu bees yi ca seen boulangerie yi. les boulangers ce qui comme. boulanger yooyu ak sax ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci njaayu mburu yëpp obligation la ci ñoom ñu taf prix yooyu ca bërëb yi nga xam ne fa la ñuy liggéeyee loolu moom force la. pas une obligation pour eux donc d'afficher ces prix là donc au devant de leur établissement. seen réunion bi nag nee ñu buñ ci noppee daañu xaatim ab procès verbal boo xam ne dañ koy yónnee ministre du commerce ba ci nu mu gën a gaawee ñu appliqué tarif yu bees yooyu lay Aminata Goudiaby Fatick RFM. Aminata Goudiaby kàddu yi nga xamante ni Moustapha Cissé Lo yëkkati na ko ci ne dafa am mafia bu lal séddale bi ñuy séddale lii di intrant agricole yi te kàddu yooyu sax ki di Yaxa Mbay dëggaloon ko mafia boobule am na loolaa tax nag fédération bi ëmb béykat yi ci Saloum jóg ne loolu lu leen metti la ba tax ñuy sàkku ci ne nañ ci amal enquête bu leer nañ ba noppi teggi daan ñi nga xamante ni respecté wuñu yoon wi leeral yeeg Ibrahima Diamé. lii xew ni ci séddali ju jekk yeneen intrants agricoles yi mafia dégg au sommet de l'État la ko kii di président de la fédération des paysans du bassin arachidier di Ibrahima Badiane qualifié moom Badiane xamle ne lii yàgg na fi yàgg nañ ko dénoncé waaye kenn mësu leen a déglu. yàgg nañ naan ñi nga xam ne ñoom lañ war a jox mbir mi duñ ciy jot ñeneen ñoo koy jot waaye dégluwuñu woon waaye comme tey ñoom ñooy tamante ndëm léegi dafa leer kon kañ président de la république xam na ne moom effort yi muy def demul ci ña ko war a jot mais ña koy jël mooy ay nitam ay homme politique ay homme religieux ay nangam ñooy jël mbir mi kon béykat bi nga xam ne moo war a doon tool nga xam ne moo aajowoo ndimbal wax dëgg ak yàlla jotu ko te leer na tey. mu jàpp ne nag puisque lu ëpp tuuru li am na ba noppi ba ñëpp yëg nañ ko ci place publique bi ñoom lu ñuy exiger moo di enquête bu leer bu nga xamante ne dinañ jàpp délinquants yi dundee turu béykat yi teg leen daan ci loolu la ñuy woo njiitu réew mi mu jóg ci gaaw. sanctionné bi mooy képp koo xam ne taxane ci parce que ka ko jël dañ ko jox kon ka ko jël war nañ ko sanctionné ka ko jox war nañ ko sanctionné parce que tey nga gis béykat boo xam ne amul sax lu mu jëndee benn barigo gerte nga gis koo xam ne bu weer dee mu fay ba doyal la ñu jox béykat bi mu jël ko dugal ko ci poosam nga gis loolu kañ ca passé wu ko kon nañ leen sanctionné ki ko jël sanctionné ki ko jox. déballage bi nag mu ngi tàmbalee ci pencum ndaw réew mi ci assemblée nationale ak député Moustapha Cissé Lo mi xamle ne li xew ci séddali ju jekk engrais bi lu jéggi dayo la ci wàllu mbuxum laata kii di Yaxa Mbay doon tamit ku jege président de la république di koy cité ne moom mi di wax jotoon nañ ko jox lu ëpp 2 tonnes semence ak engrais yoo xam ne kenn xamul fu mu ko def Ibrahima Diamé Kaolack rajo Futurs Médias. Ibrahima Diamé ñu wax ci beneen secteur di ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci banaan ak yeneen yu ko demee ñu ne nag dañuy ñaawlu yéexte gi ñu nemmeeku ci programme national bi nga xamante ne ñu ngi ko taxawal mu jëm ci autosuffisance ci wàllum banaana maanaam daal ñuy fexe di lekk banaana bi nga xamante ni moom mooy jóge fii ci Sénégal programme boobu nag ñu ngi ko xayma ci 2 milliards ci sunu koppar Tambacounda Moussa Omar Gueye. kuréel bi lëkkale béykatu banaan yi fare ci xer tefesu Gàmbi ñu koy wax APROVAC ñoom nag bëgg nañu kii di jiitu réew mi ak ñi nga xam ne ñoo ngànk lépp lu jëm ci wàllu mbay mi ñu daal di indi benn encadrement ndaxte buñ ko deful gis nañ ni am na ay investisseurs ay béykat yu mag yoo xam ne dikk nañ fi ñooñu nag dañu nar a faase ñi nga xam ne ñoom ñooy béykat yu ndaw yi yëngu ci wàllu mbayum banaan APROVAC ba léegi ni si bëgg daal ki nga xam ne moom mooy njiitu réew mi li mu digge woon ci 700 hectares mu war a toll ci 2 milliards ak genn wàll ci suñuy koppar ngir ñu fexe ba am lu dund gu doy ci wàllum banaan ñu daal di koy matale boobu ni ni si liggéey bi dafa sooxe Mamadou Ciss moom mooy secrétaire exécutif bu APROVAC. ndax tamit ku la defal lu baax foog nga sargal ka
chef de l'État def na ay jéego jël 3 milliards def ko ci wàllu mbéyum banaana mais tamit taxul mu doy ndax mise en œuvre projet bi des na bañ daggee garab yi ba léegi dematul fenn ñu ngi taxaw di xaar te liñ gis mooy que ne gan donte jàppale na béykat yi mais jàppale dafa war a gën a sax parce que liñ gis muy raam di ñëw ci wàllu mbéyum banaana bi su ci kilifa yi teelul jóg dootootuñ gis béykatu banaana bu ndaw ndax am na ñoo xam ne ñoo ëpp kattan ñoo ëpp xam-xam ñoo ëpp man-man béykatu banaana yi ndaw yi. delloo nañu njukkal jëm ci Yàlla ji Germaine muy benn soxna soo xam ne mu ngi soxe ko woon sa Thiès def kéemtalaayal kattanam ba jigéen ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum mbéyum banaan fii nga xam ne moo fare ci xer tefesu Gambie ñu koy wax Aprovac ñooñu yëpp daal di jot suuf yi nga xam ne ñu ngi ciy yëngu ci wàllum mbay. Moussa Oumar Gueye, Tambacounda, rajo Futur Média. ak RFM kumpa jeex na. ci wàllum imagerie mondiale ñeel wàllum cardiologie Sénégal daanaka defu ci ay jéego buñ ko méngaleek li am ci li xew ci àdduna si loolu moom mooy xalaatu professeur Abdoul Kane sax ba tax muy sàkku ci autorités yi ngir ñu gën ci liggéey wàllum imagerie médicale googule professeur Abdoul Kane moom mooy président wu société sénégalaise buy yëngatu ci wàllum cardiologie mu ngi yëkkati li kàddu ci suba ci congrès cardiotech bi nga xamante ni ubbi nañ ko fii ci Ndakaaru ay kàddoom ci micro Awa Mbaye. mun nañ jàpp ni quand même Afrique tardé na lool ci fànn yu bëri donc moo tax xeebuñu li am waaye vraiment ñu ngi ñaax ñëpp muy privé yi muy nguur gi pour ñu gën ñoo jàppale parce que dañoo jàpp ne bu fekkee ne jumtukaay yooyu am nañ ko bu fekkee ne teg nañ ko dinañu gën a mun a faj nit ñi mais bu ñu fàtte tamit ne Sénégal bokk na ci réew yi gën a mun a former cardiologue africain ak ay sénégalais te former ay xale war nañ ko mun a def ci ay jumtukaay yoo xam ne jumtuwaay yu moderne la muy échographie am nañu sax ay échographie suñu hôpitaux yëpp waaye soxla nañu ay échographie yi gën a xarañ lañ bokk am na imagerie par résonance magnétique mun nañ ko utiliser ci fànn yu bëri mais ci côté cœur dafa war a gën a dëgër par rapport ak li ñuy faral di gis muy scanner bu ñuy tuddee médecine nucléaire maanaam scintigraphie yooyu yëpp am nañ ci tuuti waaye daal bu ñu ci gënoon jàppale ba mu gën a dëgër pour que ay ndawu Sénégal yu bëri mun ci jàng mun ci gën a xam lu bëri mun a ànd ak li nga xam ne lii moom moo xew ci jamono loolu daal mooy li ñuy ñaan pour que bu ñu formé cardiologue tey Sénégal bu demee Amérique mu dem France amul dara loo xam ne li nit ñi dañ ko xoolee ba di koy ji. mu nekkoon professeur Abdoul Kane li xew barke démb ci centre ville ab policier bu nga xamante ni dafa xaru tax nag ñu samp ab laaj ci suivi psychologique bi war ci ñi nga xamante ne agent police lañu maanaam daal ñu ci anticiper su ko defee yu ne mel bañatee amati am na ñoo nga xamante ni nekkoon nañ fi ay commissaire de police ñoom li ñu gis moo di ne ca sélection ba ak ca recrutement ba la ñu war a évaluer état psychologique u nit ki maanaam daal nit ki melokaanam ak réaction yi nga xamante ni mën na ko am maanaam daal candidat yi faw ñuy def évaluation boobu évaluation psychologique ba xam seen mentalité fu mu toll Nafissatou Sila bu ñu sukkandikoo ci ki fi nekkoon commissaire de police encadrement bu war dafa am solo ngir ñu daal di mën a fagandiku ci bépp jëf boo xamante ne rek mën nañ ko rëccu comportement agent de police yi dañu war di ko saytu saa su ne ndax lu bëri li koy waral Cheikhna Keita. effectivement mënut a demee noonu normalement déjà parce que dañ leen di jox ay jumtukaay te liggéey bi ñuy liggéey ci kaw doomu aadama yi lay dem donc dañuy nekk ci situation bi nga xam ni suñu mënul gaañ seen bopp dinañ mën a gaañ keneen suñu amee alerte bu mel nii dañu war a mën a gën a taxawaat nit bu fekkee ni liggéeyam mooy mu yore doole di ko exercer ci conditions yi nga xam ni askan wi lay liggéeyal kooku dafa laaj mu wér ci boppam donc nécessaire na ci diggante fi nga xam ni fa lañ koy recruter ba feneen fi nga xam ni fa lañ koy utiliser ci biir liggéey bi ñu mën a toppatoo encadrer ko xool ndax moom nii am na équilibre bu doy pour mën def liggéey bi loolu amul effectivement ci biir armée yi amul ci biir police bi mais tey dañu war a jàng ci lii. ngir colonel bi à la retraité Aliou Ndiaye police si boppam dafa amul jumtukaay boo xamante ne dinañu mën saytu nit ñi ci seen wàllub xel. li ñu doon wax sànq mooy police amul psychiatre amul psychologue mais am na médecin généraliste boo xam ne médecin militaire la moom mooy saytu wér gu yaramu alkaati yëpp ak seen njaboot. à chaque fois bu ñu gisee ne benn policier am na ay problème ci bopp bi comportement wala dara médecin bi dañ koy alerter médecin bi xool ko li mu war a def ci moom mu def ko fu mu ko war a envoyé mu envoyé. ngir moom donte sax ñàkk nañu ko policiers yi ci seen jëmmu bopp ñoom ñoo war a am seetlu ci yenn comportement yoo xamante ne dalul xel. policier
bu loolu mos a dal wéy am na bari na ñu ma ci xam ñoo xam ne yooyu cas am nañ ko mais à chaque fois mosuñu leen abandonné ci biir service yi ñuy dem di liggéey ànd ak ñi non dañ leen di seppi def ci ñoom traitement bi ci war am na sax ñoo xam ne dañ leen di réformer purement et simplement génne leen police. ngir Cheikhna Keita bu weesoo sax suivi bi ci biir police dañu war a gën a insister ci sélection ba. mais effectivement ci recrutement bi feebaru xel beeg doyadi bi ak woyadi bi ba léegi amuñu ay spécialistes yi xam dañuy accompagner ñi nga xam ne ñoom la ñuy segg te loolu war na nekk war nañu ci taxawaay bi léegi ñu natt leen peese leen ba xam ndax amul fell bu ndaw bu nekk seen xel seen mën sur le plan xel ak mental seen woy seen équilibre tey nag lii am na effectivement war nañ ci mën a taxaw ba loolu ñu dolli ko ba suñuy door déjà mu wóor ni wàññi nañu risque bi parce que ñi ñu jël seet nañ leen ci loolu naam du jeexal lépp à 100% mais seet nañ leen ci loolu ba wàññi risque bi parce que lii waratul continuer di am. force de sécurité yi nag ñoom ñoo yore suñuy dund ci seeni loxo waaye laata loolu faw rek ñoom tamit ñu attan ko. Nafissatou Sylla maa ngi leen ko doon junj ci bopp xibaar yi maître Madické Niang ci déclaration bi nga xamante ni def na ko sànq ca Touba nee na parti politique bi mu bëggoon a taxawal daal teg na ko ci suuf na ku ne xool ci ñu àndoon ak moom xool fu la neex nga dem fa. waaye loolu rek la waxul ndax day bàyyi politique am déet li mu ca yokk moo di ne xalif général des Mourides la nekk di déglu fu mu ko wax mu xool daal fa lay teg ay gëtam maître Madické Niang ci micro Marema Diop. sama sëriñ sëñ Moustapha Massamba lii may dugg moom ak sëriñ Mountakha ñoo bokk gis-gis ci man ndax bi ma jógee tib ba sëñ bi wax ma ni ma man kat gisuma la ngay taxawal parti politique dama la gis nga taxawal Sénégal yépp liggéeyal réew mi loolu laa gis ci yow ma leeral nag gannaaw déclaration boobu gis naa sëriñ bi mu wax ma ni ma teraluma la de ni la bul politique waaye man parti politique laa gëm ni du sa jëmukaay yow Sénégal moo war doon sa parti kon waruloo am parti loolu mooy li ma sëriñ bi wax ma ni ko danaa ko jëfe dama ko ni woon mu may ma rek ma waxtaan ak ñi ma àndal ndax nee naa ñi ma àndal tey ku si bëgg wéy si parti politique mën nga tànn si leader yi ma àndaloon wala mën ngeen tànn dajale def seen mouvement politique ak waa Dakar ak ñi nekk si Madické 2019 si Sénégal yépp loolu wax naa leen ko waaye jàpp leen ni du parti Madické ndax Madické amatul parti Madické xalaatatul def parti Madické day jëfe ndigal man dama war seet lan la sëriñ bi bëgg ma jiitu ko si waaye su demee ba sëñ bi di ma bëggal dara la ma bëggal mooy li gën si man sama àddina ak alaaxira sëñ bi li ma bëggal moo gën si man àddina ak alaaxira rawatina gannaaw ba ma ko bëggalee dama ñëw sama sëriñ dëggal loolu kon wax dëgg yàlla Madické jëfe ndigal rek moom mooy sama taar. ndigal jëfe mu nekkoon kàddu yu maître Madické Niang sànq la ko yëkkati ci ab déclaration boo xamante ni mu ngi ko doon defee fële ca Touba ñu dem ca Baara nekk ca Gambie fala gaal gi yeboon ay migrants yu doon dem Espagne te mujj suux ca Mauritanie bàyyeekoo woon ña ca rëccee nag te dëkk Gambie ñoom indi nañu ay seede ci coono bi nga xamante ni daj nañ ko ci géej gi ñu dem ba ca Banjul fekki fa Wuri Diallo. jóge ko Banjul ci ab ferry ngir jéggi ñetti fukki simili ci chrono bi daal di yëgg dëkk bi di Baara kër ki nga xamante ni ab rescapé la Baba Seyni Ndour. bu muy këpp fa ngeen nekkoo leen ci biir géej bi. déedéet si biti la man ma ngeen taxaw ma fa saxaar ma dem si naar yi check point fu ñoo nekk moto yi laa ak camion yi bépp fu naar yi téye ma wàccee guddi lañ dugg si gaal gi ñun ñëpp kenn du xam kenn parce que am naa gi jaar naa si géej expérience naa ak yeneen dañu dem si boppi gaal bi foofu la gaal gi toone mun naa ndox daal xam nga dañoo la ngaa mu wante da ngaa tiit soo tiitee da ngaa dee waaw waaye tiit boobu su génnee si yow rek di janga dee man nag bu ma sooboo tiit dafa génn si man waaw nu ma xelalante ak géej gi ba teer ma doog a nekkaat bu ma nekka teer mooy lan fay génn si biti ñu ñaaw loola ndax loolu neex na xam nga loolu naxar sa morom yi fu ñoo egga doo fa mun a egga parce que yaa ngi amee rus si ñaawaay boobu noonu xam nga moom laa bëggoon faj am dindigam set te foofu laa ko bëggoon mun a lii moo tax tàggu ma kenn man tam ma am naxar boobu suma bopp si da boo naa gis suma bopp si aruna bala maa de beeta gars yi waaw soo ku nekk da nga bëgg a beeta sa waajur ndax lu dëgg kon kii sa doom sama doom la kii sama doom la ñu ñëpp dañ demoon ndox lay jaay ndox baa ngi ni jaay di sooba léegi jàpp tarifere bi lañ yaakaar tarifere baa ngi ni wow na ko xamul dara nekk doom yi nag gis nañ ñun sonal nañ ñu ne xaaral ñu jóg dimbale seen waajur lii rek mooy affaire xam ne lii ndogal yàlla la kenn mënu si dara li nga xamante ni moo tax ba métit yooyu yëpp dal leen vice président comité bi ñu taxawal ngir jëmale kanam dëkk bi moom mu ngi wax xalaatam Younousa Diop. depuis time yi Jawara bés Yaya Jammeh ba Adama Barrow bi amagul benn projet boo xam ne nii government isi na ko ne waa Baara yéen a moom lii yaa ngi understand. ndaw boobu yokk ci ne fii lekk nguur gi deful li war Baara mën a gën a jëm kanam danañ rek continuer di am ay ndaw yi nga xamante ni dañuy rek risquer seen dund
daal di jël gaal yi xalaat boobu nag rescapé bi Baba Seyni Ndour ànd na ci. tey jii buñ la nee nga dellu ba est-ce que di ko dellu. waaw dinaa fa dellu. RFM fii ci Banjul. dama gën a am firnde dama gën a def góor boo man. Wuri Diallo laata xibaari biti réew ñu jukkil lenn ci communiqué bi nga xamante ni mu ngi bàyyeekoo ci ñi faree ci nguur gi ci siège ci dialogue politique bi ñu ne dañu andi ay précision ci xibaar bu nga xamante ni siiwal nañ ko ci presse bi niki tey jii ñoom nag ci li ñu bind ci seen i communiqué nee nañu mosuñu def mukk ab proposition ci ne nañu fi jëlee li nga xamante ni moo di limitation mandat présidentiel yi communiqué bi nag ki ko signé di coordonnateur pôle majorité bi di Benoît Sambou nee na amul lenn fenn fo nga xamante ni daal waxtaanee nañu ci lu jëm ci limitation mandat présidentiel bi ci ndaje yi nga xamante ni ñu ngi koy amal boobaak léegi soxna Naata Mbaye ñu ngi lay. RFM bitim réew. maa ngi lay fay bu baax Barthélémy. Aliou moom daa yàkkamti nga moom comme du liggéey samedi ak dimanche. bu àjjuma jotee rek day bëgg a dem. mbaa ñu ko moom bëriwuñu Barthélémy. da nga ci gis sa bopp. Naata Mbaye acca ñu dooree ko ca Algérie ak Abdelmajid Tebboune bi nga xamante ni tàbb nañ ko mu doon njiitu réew ma. ca premier tour ba la ko jël Barthélémy muy pàcc bu njëkk ba moom Abdelmajid Tebboune moomee am téeméer boo jël ca xob ya lu jéggi juróom fukk ak juróom-ñett ya waaye nag li ñu gis mooy taux de participation ba daanaka eggul sax ci téeméer boo jël ñeent fukk ya. ñu bëri dañoo tee seeni yoxo demuñu Kumba Sanjaan Fay. Kumba Sanjaan Fay dinañ ànd ak moom ci kanam tuuti rek ci Algérie boobu. Abdelmajid Tebboune nekkoon jëwriñ gannaaw ji mu jiite jëwriñ yi ci jamonoy Abdelaziz Bouteflika mi atam toll ci juróom-ñaar fukk ak ñeent Abdelmajid te ñu pal ko njiitub réew ci pàcc gu njëkk gi maanaam premier tour ñu biral loolee tukkee ci jongante yooyee tey ci àjjuma ji ñu ko def fa di autorité nationale des élections ñu dénkoon doxalin gi Abdelmajid Tebboune ñu ko watel téeméer boo jël toll ci juróom fukk ak juróom-ñett ak lu teg kilifa yi ñu dénkoon yooyu lépp élection xamle ko ba tey gannaaw ab cérémonie officielle biñ doon amal di ko xamal taskatu xabaar yi yooyu lépp wot nag mu amoon ay perturbation ba ñu doon xalaat ne sax dañ koy dakkal ci ay gox-goxaan yu bëri ay bureau de vote sax jot nañ leen caxatee ñu ko def di ñu bokk ci kujje gi bu ñu sukkandikoo ci ñu yor kaaraange réew mi ñi dem wuyu ji ci wot yooyee seen lim daal di néew ndax téeméer boo jël ci ñi bindu ñeent fukk yi rek ñoom ñoo daal di dem loole nag li ko waral moom mooy ñu bëri dañ jàpp ne yooyu lépp jongante ngir pal njiitu réew laluwul ci dëggu ay caaxaan la boobu léegi juróom-ñeenti weer ay téeméeri doomu réew Algérie dañu wàccoon ci mbedd mi ngir di laaj ay élection bëgg ka fa ne woon njiitub réew dem tey jile kooke jeexal na wante coow la nga fay des ndax ba léegi nii am nañu àndut ci palub njiitub jëwriñ jëwoon Abdelmajid Tebboune. Kumba Sanjaan Fay soxna Naata Mbaye. Algérie moom seen njiitu réew ma génn na ca premier tour. Guinée-Bissau moom nag faw ñu dem ci deuxième tour campagne ba sax soobu nañ ci. soobu nañ ca Barthélémy te ñaareelu pàcc boobee ngay wax muy second tour bi ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre lañ koy amal lu toll ci juróom-ñaari téeméeri junni ak juróom-benn fukk ñoo fas yéene kon dem tànn diggante Domingos Simões Pereira ak Umaro Sissoko Embalo ñoom ñaar di door seenu campagne candidat PAIGC bi di Pereira moom ab meeting bu mag la nar a amal ka ca des di Embalo nag moom porte à porte lay def maanaam dugg ci kër yi di waxtaan ak ñoom dañuy dem ca Bissau ànd ci ak Noa Monkali. Domingos Simões Pereira candidat bu PAIGC moom dafa war a tàmbale campagne électorale am ci waxtaan ak étudiants yi tamit journaliste bu mu pare loolu day dem ci Buula dëkk xamante ne mu ngi ci fukk ak juróom-benn kilomètre ci capitale Bissau foo xamante ne fa la war a tàmbale meeting populaire am maanaam ndajaam lu waral ci candidat Umaro Sissoko Embalo bu mouvement pour l'alternance démocratique madame G15 moom dafa prévoir tàmbale campagne am ci capitale Bissau ak contact porte à porte. Domingos Simões Pereira candidat boo xamante ni parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert PAIGC moo koy jàppale moom dafa amoon 40,13% ci électeurs yi ci premier tour bu élection présidentielle rival directam ku nekk Umaro Sissoko Embalo xamante ni mouvement pour l'alternance démocratique madame G15 moo koy jàppale moo ñëwoon ci deuxième position ak 27,65% ci voix yi ñaar candidats yi ñooñu dañoo am ba ñaar fukk fan ak juróom-ñaar ci weer bu ñu nekk ni pour ñu mun a convaincre lu ëpp 760,000 électeurs yi doom Guinée-Bissau ñoo xamante ni ñooñu dañoo war a fal koo xamante ni moo mun a nekk président de la république bu Guinée-Bissau pour mun a jël place bu José Mario Vaz président boo xamante ni mandaam dafa jeex Noa Monkali Bissau RFM. Noa Monkali soxna Naata Mbaye Côte d'Ivoire moom 2020 la ñuy dem ci élection présidentielle ñaari parti yi
di PDC yi ak FPI ku ci nekk da nga am sa candidat bopp. démb lañ ko wax ci ab conférence de presse bu ñu doon amal ñoo ko bokk sax Front populaire ivoirien bi Laurent Gbagbo sos ak Parti démocratique de Côte d'Ivoire bi Henri Konan Bédié taxawal ñoom dañoo taxaw temm ngir jële fa Alassane Ouattara ci 2020 naam sax ku jégi nee nañu amuñu coppite yi ñu bëggoon ñu def ko ci commission électorale indépendante ba waaye fas yéene wu ñoo bank seeni yoxo dinañ soobu ca élection boobule waaye jamono ji xamaguñu kan mooy teewal FPI wala PDC yi ca jongante boobule ña farandook Laurent Gbagbo sax ñu ngay ruumandaat ni bëgg nañu mu ñibbisi sax ba samp ndëndëm ci élection boobule. ñu dem ca Mauritanie ak diggante Mauritanie ak Sénégal yaa ngi fàttaliku li fi xewoon di ay événement yoo xamante ni ba léegi daal ñu ngi koy rëccu. am na nag ab député boo xamante ni dafa fekk baax ca Mauritanie moom li mu bëgg moo di mbir mi leer te ŋàbb na ci ab loi ci ne daal la jotale woon ñaari réew li faw nit ñi xam ko. faw ñu xam ko Barthélemy rawatina li ñuy wax naan dañoo doon salfaañi ak yelleefu doomi aadama ci atum 19 ci diggante 1989 ak 1991 mu di événement yooyu le li mu bëgg mooy ñu taxawal ab commission vérité et réconciliation ca Nouakchott la ñuy dem fekk ji fa Mouhamed Diop. bu ñu waxee passé humanitaire wala année de braise ñu ngi ci jublu fii ci Mauritanie diggante atum 1986 ak 1990. lu tolloon ci juróom-ñaar fukki junniy doomi Mauritanie di ay nit ñu ñuul ñu daxoon leen ñu daw laaxu ji Sénégal ak Mali booba nag président Maoué Ould Sidi Ahmed Taya moo yoroon réew mi tey nguur ak Mauritanie nangu ne loxoom génnutan ci mbir yooyu ba tax ñenn ñi ci loru ñu jox leen ay ndàmpaay ba ci sax xaatim ak juboo diggante kuréel ak mbootaay xeet yi yor wàllu daw laaxu yi di HCR ak Mauritanie ak itam réewum Sénégal tax ba yenn doomi Mauritanie yi laaxu ji woon Sénégal mën a ñibbisi waaye mbir yi daa am lu ci laxasu muy loi amnistie bu ñu wote 1993 ba tax kenn mënut a topp ci yoon ñi nga xam ne ñoo def ñaawteef yooyu moo tax procès de loi bi ñëw bëgg a nasaxal loi amnistie boobu ba noppi taxawal benn commission ngir mu mën a saytu dëgg gi mën a fexe tam ba jubale ñi loru ak ñi leen teg loraange googu Mouhamed Diop Nouakchott RFM. Mouhamed Diop Barthélemy foofu la ñu yem ci xibaaru biti réew yi. ñu ngi ruumandaat ne tàggat yaram lañ jëm. dafa mel ni. jërëjëf soxna Naata Bay Cheikh Tidiane Diagne ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélemy. RFM Sport. Cheikh Tidiane tàggat yaram ñu tàmbalee ko football wax ci lu ñeel Ligue 1 ni ki ëllëg la ñuy door ñaareelu journée bi ñaari rencontre ñoo ci gën a fës. waaw moo di diggante jàmbaar bu Saly ak Casa Sport bu Ziguinchor ëllëg di samedi ci stade Fodé Wade bu Saly ci bu 16h30 jotee. 17h stade Léopold Sédar Senghor foofu nag Jaraaf ak AS Pikine ñoo fay daal di tase waaye itam am na itam yeneen jongante nga xam te ne ñu ngi koy xaarandi ëllëg samedi moo di diggante Teungueth FC ak ñi di waa Gorée ci bu 16h30 jotee ci stade Ngalandou Diouf bu Rufisque niki dimanche la ñoo fas yéene kon bokk yeggali lii di deuxième journée bi ci stade Alassane Djigo bu Pikine 16h30 diggante Dakar Sacré-Cœur lay daal doon ak ñi di waa stade de Mbour. ba ca des danañ ko amal ca njaareem bu Géejawaay diggante AS Douane ak ñii di waa ñaari tali si bu 16h30 jotee stade Caroline Faye bu Mbour 17h diggante Mbour ak Génération Foot ca stade Albouri Ndiaye bu Louga 17h diggante Ñambur bu Louga lay daal di doon ak ñii di waa SNEPS Excellence bu Thiès Ligue 2 bi itam danañ daal di door seen deuxième journée ni ki ëllëg samedi genn jongante mooy daal di am ca Fatick 16h30 diggante Jamono bu Fatick lay daal di doon ak Renaissance ci ki dimanche ñu fas yéene kon bokk yeggale li ci des ci jongante stade Caroline Faye bu Mbour 15h diggante Demba Diop FC ak Thiès FC stade Ngalandou Diouf foofu 16h30 Port ak Union Sportive bu Ouakam ñoo fay daal di tase stade Mawade Wade bu Saint-Louis 16h30 Linguère bu Saint-Louis moo fay tase ak ñi di waa Amitié FC ca stade Lat Dior bu Thiès 17h ba tey ci samedi gi dimanche gi incha allah diggante Africa Promo Foot ak Sonacos bu Bawol yëf yi nag dañu ko fas yéene yeggali ni ki kon bokk altine stade Albouri stade Alassane Djigo bu Pikine 16h30 diggante Duc lay daal di doon ak EJ Fatick ba ca des ci jongante nañ ko daal di amal ci stade Amadou Barry bu Guédiawaye diggante GFC ak ñi nga xamante ni ñoo di Kër Madior ñu daal di kon bokk wax ci leneen. ñu wax ci leneen Sadio Mané moom day dem PSG. waaw Cheikh Sadio day dem Paris Saint-Germain. non moom la ñuy rumandaat fu mu toll nii. acca boobu moom la ñuy rumandaat jamono gi ndax jàpp nañu ni war na faa mën a dem bu fekkante ne ni Neymar bawoo na fa daal di wutali beneen équipe ba tax na fi mu toll nii ña ngay tàmbalee waxtaanee lu ni mel waaye bu fekkante ne ni itam loolu ñu koy waxtaanee kii di doyen Abdoulaye Diaw jàpp nañu daal fu mu toll nii yëf yi ñoragul xomm ngir mu daal di kon bokk dem foofu la ca PSG te Liverpool bu mu nekk nii sax dafa di équipe nga xam te ne daal moo gën jamono gi ci Sadio Mané ñu déglu ko doyen Abdoulaye Diaw te ji si suba gi ci biir RFM matin ak Babacar Fall.
Liverpool moo gën a coté Paris Saint-Germain te c'est tellement vrai que boo doon seet fa ñu jógee ba fi ñu toll nii Liverpool passé na tout le temps devant Sadio Mané léegi bu Sadio nangoo dem Paris na seet bu baax lu tax muy dem d'ailleurs yow Paris Saint-Germain nga wax am na sax ñeneen ñi ci wax Real Madrid mais bu mu ci mën ci doon rek li ñuy wax naan Liverpool doit s'accepter maanaam boo fa xasee ba nekk bu xëccu pour dem surtout nag mi ngi ci fu ñu ko bëggee dès la rue dès ca mbedd ma bëgg nañ ko man de su ma doon tànn danaa ko ni bul gaawantu rax ci doole am na sax ñu ni léegi pour am ballon d'or dafa war jóge mais bi Liverpool di am ballon d'or booba Sadio Mané xëy na ka la le dernier ballon d'or de Liverpool Michael Owen c'était en 2001 avant Michael Owen ay anglais ça fait 50 ans tey yi am nañu ballon d'or lu mu ci mën ci doon rek Babacar bu mu ko gaawantoo fa la nekk ba jekk fa final fa ñaari coupe d'Europe gagné benn ba te ba léegi bokk na ci ñi nga xam ni club bi bëgg nañ leen denc c'est tellement vrai que ñu ngi laam-laamee sax départ u Salah pour que Sadio Mané gën a yaatu ci prise de décision yi su ma doon conseiller danaa ko di bul gaawantu toogalagum ba gis lu gën a wóor am na nag c'est vrai ay enjeux financiers peut-être ou sportifs peut-être bu mu ci mën ci doon rek Liverpool ma pare au-dessus du PSG. Sadio Mané moom mi nga xam te mu nga ci Liverpool jël nañ ko kon boo ko tabb ni ki weer bi nga xamante ni ci la ñu daal di jóge mu di meilleur joueur bu première ligue bu lii di mois de novembre moom Sadio Mané ak entraîneur am di Jürgen Klopp doon itam meilleur entraîneur du mois de novembre. ñu dal di wax ci leneen Barthélémy ci football bi ba léegi la ñuy des. waaw ak championnat ya ca Europe. waaw championnat ca Europe ca France 18e journée danañ ko daal di door ni ki tey jii ci bu 19h45 jotee diggante Lille lay daal di doon ak ñi di waa Montpellier Olympique de Marseille féetee si ñaari place moom ëllëg 16h30 dana tase ak ñi di waa Metz Marseille moo koy daal di fekki 20h diggante Saint-Etienne lay daal di doon ak ñi di waa Paris Saint-Germain waaye match googu nañ ko daal di amal ni ki dimanche Paris Saint-Germain nekk ci bopp raw gàddu gile championnat bu France ca Espagne ñoom ngi seen 17e journée tey jii ci ngoon weer na jongante ngir daal di door li nga xam te daal moo di journée googu le 20h diggante Alaves ak Leganés lay daal doon ci wàllu jongante itam ëllëg samedi FC Barcelone féetee ci bopp raw gàddu gi ànd seek ñi di waa Real Madrid moom dana fekki ëllëg ñi di waa Real Sociedad seen dëkk ci bu 15h jotee ñi nga xam ne ñoo di waa Real Madrid nag ñoom danañu fekki ñi nga xam ne ñoo di waa Valence niki dimanche ci bu 20h jotee ca Angleterre ñu ngi seen 17e journée Liverpool bu Sadio Mané ñi nga xam te ni moom lañ jot a tabb mu doon meilleur joueur bu Premier League bu weeru novembre bi ñoom ëllëg dañu daal di sóobu ci jongante gi 12h30 seen diggante ak ñi di waa Watford bu Ismaïla Sarr Leicester mu nga féetee si ñaari place bi moom dana tase ak ñi nga xam te ne daal ñoo di waa Norwich dina am yeneen jongante nga xam te ne dañ ko amal niki ëllëg samedi waaye dimanche gu mat a bàyyi xel 16h30 diggante Arsenal ak ñi di waa Manchester City championnat bu Italie ñoom ñi ngi seen 16e journée niki samedi gi danañ ko daal di door jàppale Napoli bu Kalidou Koulibaly dana tase ak ñi nga xam te ne di waa Parma Juventus de Turin moom niki dimanche ci bu 14h jotee diggam ak Udinese lay daal di doon am itam yeneen jongante nga xam te ni ñu koy xaarandi Inter de Milan nag moom moo féetee ci première place bi ci classement bi moom dimanche 19h45 diggante mag Fiorentina lay daal di doon championnat bu Allemagne ñu ngi seen 15e journée ka féetee ci bopp raw gàddu gi moo di ñi di waa Borussia Mönchengladbach ñoom nag niki dimanche gi danañ daal di taseek ñi nga xam te ni ñoo di waa Wolfsburg ci bu 14h30 jotee Borussia Dortmund moom dana taseek ñi nga xam ne ñoo di waa Mayence ci bu 14h30 jotee niki samedi gi geneen jongante ñeel ñi di waa Bayern Munich ñoom itam ëllëg di samedi 14h30 seen diggante ak ñi di waa Werder de Brême lay daal di doon ñu daal di wax ci leneen wàllu làmb ak tiis bi nga xamante ni moo dal ci axlu làmb di génnum àdduna kii di Doudou Diagne Katy moom mi nga xamante ni daan nañ ko ràññee loolu ci li nga xamante ni moo di làmb beeg way yi nga xamante ne moom la daan way ngir baax Doudou Seck yaa Katy waaw Doudou Seck waaw moom lañ Doudou yaa Katy moom lañ koy wax en général donc Doudou Seck yaa Katy moom moo génn kon bokk àdduna ni ki tey jii moom ñu ràññee ko woon loolu ci làmb geek maanaam way yi nga xamante ni moom la daan way ngir daal di gën a ñaax ñi nga xamante ni daal ñoo di mbëri ak itam tenir en haleine ni ñu koy waxee lii di amateurs yi mu mel ni ki kon bokk gannaaw bu ñu dëggalee googu information dañuy seq waxtaan ak El Hadj Bécaye Mbaye moom mi nga xamante ni daanaka kenn dootu ko présenté ci wàllu làmb ndax wane na ci boppam benn bu dul ñaar yoon El Hadj Bécaye ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baax. voilà yaa ngi en direct ci rajo Futur Média ndax xibaar gu tiis ko nga xam te ne dégg nañ ko mën nga ko dëggal. waaw woo nan ma Jules Balde woo na ma wax na ma ko Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi woo na ma wax na ma ko Lamine Golo bi ànd ak Balla Gaye woo na ma wax na ma ko
ñi ma ko wax nag gëm naa ni lu am la ba nee na nu jël nañ ko yóbbu nañ ko ci jàkk ji nekk foofu loolu laa ci am comme xibaar bu dee ni xibaar bu firndewu la nag lu métti la waaye yàlla mooy dogal yàlla moo nu fi indi yàlla moo nuy yóbbu te Duudu yaakaar naa ni ci dundam def na dundam li ko waroon ci wàll wi mu doon liggéey di wàllu aar di wàllu woy bi mu koy commencé booba mi ngi am ay 14 ans 15 ans mu nekk ko ci ay kasak biir Grand Dakar nekk ko it di woy ci mbapat yi nekk ko dem na Miami moom Pape Djibi Ba Papa Seck nekk na nu ko woyandoo ko génération Doudou Seck la génération Thione Seck la Badara Mbuub Badara Samb Daara Gise ak ay yeneen ko ñoom Mor Dior xale yooyu yëpp ànd na ak ñoom woy waaye it woyandoo na aussi ak Jabu Seck woyandoo na ak Xaar Mbay ma jaaga ci wàllu làmb woyandoo na yi toppoon na Njaga Mbay ñoom Bada Mbay ñoom Mangone Njaay ñoom Njaay Samba Mbuub booba mu nekk xale bu ndaw daan bi mu nekkee xale yi daana dem di yendu ji ca Théâtre National Daniel Sorano te liggéeyu fa waaye nay toog ak ñoom rek di woy te bokk na ci woykat yi dàq woy ci Sénégal waaw bu dee ci wàllu woyin loolu nag la yàlla lii yàlla dogal ci moom it dama koy ñaanal génération li ci des ci dund bi bariwul ndax boo dee xool ci ñi ma ci lim ñi ci des bariwul ñi ci bari gaañu na bu dee génération ba mu nekkaloon Grand Dakar tamit xaritam ñu bare bari wuy ci nañu borom et lii nag lu nit ci làmb la parce que woykat bu mel ni Doudou Seck ñuy waaj a siffler combat Doudou Seck woy képp kuy amateur képp ku bëgg làmb da nga am yëg-yëg boo koy waaw dina am wéetaay nag bu mu indi ci làmb dina indi wéetaay tuuti waaye feebar la boo xam ne moo ko jëli fii feebar bu yàgg la yàgg na ci moom waaye yàlla mooy dogal àpp lay xaar voilà yàlla bi nga ko defee ci bisu ajjuma bi am nañ ci yaakaar nanu ñaan ñu am ci yaakaar ñaan yàlla rek yàlla na ko yàlla suñu borom xare àjjana jërëjëf information bi nag dégg nañ ko noonu kañ nañ koy rob ak nan la ñuy def loolu nag xamaguma ci dara incha allah Alaaji Bekkaay Mbaye ko ak waa famille bi ñu wax ma lépp jërë ngeen waa kay jërëjëf Alaaji Bekkaay Mbaye doon indi seedem ci génnum àdduna ki di Doudou Seck yaay kat yi nga xamante ni waykat la woon nekkoon ci làmb gi ñàkkul ni fi ci kanam tuuti rek danañ indi yeneen mbir ci maanaam yeneen xibaar ci tiis ko nga xamante ni moom moo dal axlu làmb ñu koy jaale axlu làmb yëpp groupe Futurs Médias yëpp jaare ko ci sama kaddu jërëjëf Cheikh Tidiane Diagne